asalaamaaleykum mbokki internet Baol TV pal bu rafet mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm ñu ngi fii kër Grand Mbagnick Calme Ndour seet si ko ku ne xam na ne moo doon jàmmarloo ak Eumeu Sène Junior ñuy félicité Eumeu Sène di ko encouragé comme ni ma koy waxee rek làmb la ku bëreewut doo daanu kuy bëre mooy daanu mais lépp Sénégal la di jaajëfal suñu mbokk internet yi à travers Baol TV Kader sama caméraman maa ngi lay jaajëfal di la ñaanal jàmm Grand Mbagnick Calme Ndour gars yi dañuy naan Calme Ndour la war a Grand Mbagnick maa ngi lay nuyu di ziar. waaw maa lay fay Paul di nuyu mbokku internet yi yëpp di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Sadou di nuyu sama sëriñ Cheikh Sidi Xeer ibnu Cheikh Bounane doomu Cheikh Talibou Ya doomu Cheikh na Cheikh Sadou di nuyu suñu xalif général Cheikh Aya ibnu Cheikh Talibou Ya ibnu Cheikh na Cheikh Sadou di nuyu mbokku tarixa yëpp nekk si réew mi murit yi Tijaani Laayeen Ñaseen yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di nuyu nag suñu waa dëkk di nuyu waa Mar Fafako Mars waa Île de Mar yëpp maa leen nuyu di kontaan si ñoom si mobilisation bi di nuyu ñëpp daal bàyyuma kenn fi ma fekk nii sama xarit futur maire maa ngi koy nuyu bu baax Matar fi ma ñëw nii muy sama nit sama lépp xam nga maak moom yàlla rek laa ko bàyyil quoi incha allah waaw. Mbañ ñu ñëw ci sa combat ak ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène Junior mais balaay boobu dañuy ñëw ci sa combat Pape Yékini nga jógee fa ñëw je pense sa combat ak ki nga mu bëreel avant Pape Yékini Max Crazy nga bëri fa xëy na loolu moo tax fougue de jeunesse bi comme niñ koy waxee feeñ ci sa diggante ak Eumeu Sène Junior mu mel ni cër bi nga ko war a jox carrément dafa des lan nga ñu mën a wax ci wàccaay bi fugg bi nga àndaloon pour lan la. non boo gisee sax ma ñëwee sama premier combat arène sa laay ñëw may arrière tuuti sama combat yëpp noonu lay demee peut-être tey defet moo ñëw gars yi xam gis ne fougue de jeunesse la wala accès de confiance la wala mais sama premier combat arène nii la dem abi dañuy tër ma dox si kawam comme ni ma def Eumeu Sène Junior nii dóor ko ñaari ko takk ko sànni ko fële noonu laa ko def sama deuxième combat noonu abi daa sifle ma dox si kawam plaqué ko ñu dem troisième combat noonu ba sama combat yi nii amul combat boo xamante ne arbitre mos na sifle ma teggi sama tànk ngay xaar waaw mosuma xaar mais bii da cee raw bii moom saa bu ñu waxoon rek nga ne prix bi non même noonu laay bëree même maag Pape Yékini arbitre day sifle maa dox si kawam maa dóor jàpp ko muy dóor ma jàpp ko forcé ko jàpp ko daanu ko man noonu laay bëree man du question accès de confiance man sama ngëm-ngëm laay demee chaque jour dama gëm sama bopp man su may bëreek yow man bu yeboo na nga toll ni lu la neex man arbitre buy sifle damay ñëw def li may def jéggi la loo am jël waaw lu ma d'accord waaw nga nekk xale nekk ci làmb déggoo mu ne nga soog koo dégg defet bi nan nga ko dundee bon défaite bi metti na méttiwul mais xam nga lu tax mu metti ma parce que mobilisation bi ñi ma yëkkati parce que ay kilifa ñoo ma seet si seetaan si si làmb ja waaw ku mel ni Matar ku mel ni ñeneen ak ñeneen comprendre nga bàyyi andi famille délégation boo xamante ne boo leen gisee da ngay wax sa moom la ñuy tuddee làmb ji ñëw suba si xëy ak man def fa teraanga boo xamante ne macha allah jëlal ma ay oto yoo xamante ne ay 4 bus ah 4 Njaga Njaay yoo xamante ne boo xamee dafa yeb ba gars yi amuñu fu ñu toog man looloo ma jooyloo de mais du question làmb ji defet moo ñëwoon man jullit laa si umatu Seydina Ahmad laa bokk damaa gëm ne keroog yàlla moo may Eumeu Sène Junior da maa koy félicité woo naa ko sax félicité naa ko ñaanal ko mu jig ay mbokkam ndax làmb la day jeex xëy na waxante nañ lu ne si face à face bi lu ne waxante nañ ko mosuma koo dépassé moom mosuma dépassé mais juste rek waaw pour neexal xam nga jaay combat bi ñun ay xale lañu war a feeñ loolu rek la mais du question ma yeb ko du question moom mu yeb ma aussi mais nag maa ngi koy masaw di ko baalu ak tamit lépp lu ma ko wax te mu nakari woon ko maa ngi koy baalu di ko baalu ay mbokkam man tamit gi gën a jégalu samay mbokk si di ma bëree ak défaite bi aussi ni ñu koy dundee wax mais est-ce que tamit jotul ngay liir say combat di tey xam fi nga jëm ndax nee nañ dañuy faral di wax naa mën a dox xam fi nga jëm da caa gën a wóor comme ni nga ko waxee tey ñun dem nañ sa dëkk gis nañ taxawaay bi gis nañ mbooloo bi te ku ne xam na ne seen dëkk pour jógee fa ñëw Dakar di nga yëg saret yëg gaal yëg oto
muy ñetti yéeguwaay yoo xamante ne dafa ute ñooñu di jógee ba dëkk boobu ñëw est-ce que jotul nag boo amatee combat ngay xalaat ñooñu di jël sa temps liir làmb ji ba mu leer nga soog a bëri bien vrai que nag bëri ak daanu moo ànd ndaxte mun nga bëri lu rëy nga ñëw juum ñu daan la mun nga it ñëw fooye sa làmb ñu daan la mais nga bëri teg ko ci yoon ba say supporter ne ah diw kat wax dëgg bëri na même bu daanu yi bëri na ndax bëri day daanu mel ni moo daan mais lépp ci bëri bi la. waaw loolu moom dëgg la li nga wax ni dama koy rafetlu bu baax parce que mar sori na xam nga da ngay dugg gaal da ngay dugg saret dugg gaal dugg oto xam nga ñëw Dakar xam nga war a bëre comme boo leen tegee nakar rek comme li am keroog seen ñibbi day metti waaw xam nga dinañ ñibbi mais bu ñuy dugg si dëkk ba du neex te coono bi tamit loolu àkk la man tamit maa ngi leen di masaw di leen wax ne man amoon naa am yéene may leen ndam andi leen ndam parce que luy jàmbaar di def xare man pare woon naa ko lu ñuy waajalee combat waaj naa ko lu ñuy entraîné naa ba fees del waaj naa combat bi bëgg naa bés bi mais xëy na li ma wax sànq rek bésu am du bésu ñàkk du bésu am waaw man tamit ma ngi koy sant yàlla bu baax di leen gën a baalu ak ci bés bi waaw. d'accord léegi ñu ñëw ci combat bi ci biir lan nga bëri. abi dafa sifflé maa njëkk a dox si kawam téye ko jàpp loxo bi ma xëcc mu xëcc ma mënuma dem ma xëcc ma bàyyi mu dóor benn coup ma excuse delloo ko droite mu dal si la ñu roofuwaat mu dóor ma excuse songu takk ko bi ma ko takkee nag xëy na jéem naa ko zongale mais xëy na ni ma jàppee ngemb li baaxul parce que ngembam bi dafa mel ni takku ko parce que am na moment bu ma zongalee ngemb dafa mel ni lu ànd ak ma bàyyi takkaat bu ma takkee nag ba dugal sama tànk bi may xëcc pour mu taf ngemb li dafa ànd mel ni lu ànd ak man. d'accord waaw dafa mel ni lu ànd ak léegi action bi nga ko bëggoon daanee mu fekk si la si. bi nga gisee sa bopp non moom sax deful dara moom parce que dafa gëstu rek toog sama kaw moom deful dara boo seetaanee làmb ji deful dara. mais si action boobu nga daanoo. waaw si laa daanoo déggoo dafa fekk ma daanu sa man avant muy toog sama kaw dafa fekk parce que man dugal bi ma dugal sama tànk. dafa sori avant mu dafa ma laal nii rek fekk na sax sama tànk bi mu ngi si suuf mu ngi si moom dafa tourné nii rek fekk ma toog. mu jékki-jékki rek. bi nga jógee loo njëkk a def. non sant yàlla rek. sant yàlla rek jommi naa trop parce que foofu même ñu ma xam parce que bi ma ko jàppee samay mbokk ñu nekkoon si tribune yi sax dañoo jóg xam ne dama koy daan parce que loolu amul mbër bu ma mos a jàpp foofu te maak moom àgguñu suuf. ak noo mën a toog est-ce que da ngaa yàkkamti ko. non du question yàkkamti li ma la wax rek moom ngembam bi dafa rocceeku parce que dëgërul ngembam bi ni ma ko jàppee baaxul. d'accord te tànk bi fi ma kalee tànk bi. dafa sori kal bi dafa sori. d'accord ñu ñëw ci wàccaay combat bi. waa écrit noonu ko doon waajee. non combat bi waaj nañ ko ni ñu ko war a waajee waaw ñëw nañ ak man ak ñoom mais nag bon sant yàlla daal. mais tamit ñi ñu war a gisuñu leen. waaw noonu nit ku nekk rek ak ni nga taxawoo sa mbokk ak ni nga taxawoo say xarit ak ni nga taxawoo say morom mais man xam naa ne man moom jiwuma leen loolu man ku ma xam man su ma la xamee tey ak barke Cheikh na Cheikh Sadou bi may yaakaar dama lay considérer comme sama bopp sama papa daf ma koy faral di wax ne ma yow ni ngay jàppee doomu adama du mbër noonu du jàppee nit noonu mbër da ngay xof tuuti mais man nit daf may ñëw si man sax ma jël ko teg ko sama place ma xam la ñaak la xam parce que dama jàpp ne man jullit la may jullit ma koy considérer comme sama bopp li nga xam ne du ma ko dund lu bon damay jàpp ne moom du ko dund lu bon li ma xam ne noonu lay dund lu baax man noonu laa mel ne man noonu laay dund lu baax man noonu laay jàppee doomu aadama xëy na moom nag moom ku ñëwul xëy na dafa jàpp wala leneen la mais man jiwuma leen loolu li man bana wax si lu gàtt jiwuma leen loolu maanaam kon yow gisoo sa bopp ci écurie bi gisoo sa bopp non gis naa si sama bopp mais dañuy gis xam nga dañ koy waxte dee rek dañuy gis tey mbër buy bëre am encadrement da ngay gis mbër yi comme tey Mbaye Gouye Gui ni mu doon bëree xam nga da ngay gis ñu seen tafaatin ci ginnaawam seen ay badajoonu ci ginnaawam seen comme tey da ngay ànd ak Boy Niang xam nga tey waroon nañ gis père wala ñu gis ñeneen ak ñeneen mais dañuy gis ne saa booy bëre rek ay xale la ñuy àndal dafa am réeroo wala dafa am ñagas-ñagas wala lan moo xew. non réeroo amu si sax mooy li ma la wax sànq rek nit ku nekk rek ak ni nga mën a taxawoo sa xarit ak ni nga war a taxawoo sa nit mais defe naa ne daal dañuy sant yàlla rek comme li weesu na li si kanam xëy na mooy daak
mais foofu moom xam naa mais nañ dem yàlla baax na quoi incha allah. xamante ngeen d'accord léegi bi nga paree promoteur dañ laa may battement wala ñu ngi lay woo di la proposer ay. même démb nii jot naa ñaari promoteur yoo xam ne dañ may woo di ma woo comment mais dama leen a wax ni après bàyyi ba si kanam après mais après toog nañ ma di ma woo ba ma obligé jox leen numéro Ndiig Fall wax bu baax sama gannaaw la maa ngi koy nuyu au passage moo ma doon woo léegi nii ma jox leen numéro ñu ngi waxtaan mais defe naa ne balaa semaine bi jeex rek di ngeen dégg sama combat taxaw na incha allah. ah bon tey loolu lan ngay gën a waxaat say supporters. ñoom xam nañ ma parce que xaaj bi yëpp ñu jógee Mar ñu jógee Djilor yëpp samay supporter la bi may buree poussière ba léegi xam nga doomu aadama du nekkul comme tey supporteru tey man ñooñu dañoo yàgg di ànd ba tey jii ba yàlla boole ñu ba ñu agsi fii bu may buree poussière ba léegi lañ ma topp bu ñuy buree poussière bu ñuy buree poussière ba léegi ñooy ànd xam nga ba yàlla dogal ma agsi fii ñu topp man tamit dama leen di gën di ñaan di sant yàlla ndax topp biñ ma topp du intérêt du leneen du caaxaan la ñu gis ci man fulla ak fayda bu ñu gis ci man te incha allahu rabbi loolu mooy continuer te xam naa ne du ñu mos a décourager ci man. parce que xam naa ne jàmbaar la ñu àndal te jàmbaar la ñu nekkal. instant bi yaa ngi leen ameel bor nag. waaw man maa leen ameel bor te incha allahu rabbi dinaa leen ko fay parce que xam naa faay xam naa erreur yi ma def xam naa li ma war a defaraat. sama staff sama encadrement surtout xam nga ubbi samay bët xool fi ma doon jaar ma xoolaat ndax baax na wala baaxul ñu rectifier ko incha allah. kon maanaam làmb ji su ma ko déggee mooy danaa def mbër. non làmb ji daf ma def mbër parce que yee na ma ci lu bëri am na affaire yoo xamante ne mosuma koo séntu ci làmb ji te gis naa ko fa. comme lan te gis naa ay nit yoo xamante ne dañoo déplacé te fooguma woon ne. jaral naa leen ñu déplacé ngir làmb te ñu ñëw fa ñoo xamante ne dama daanu rek ñu ñibbi noonu dama toog ba ñëw ma ndek gis nga diw ñëwoon na si làmb ji loolu rek moo ma métti ak ñeneen ñoo xamante ne dama jàkkaarloo ñoom ñu taw ak man seet toog nekk ak man comprendre nga kon loolu tamit daf ma def mbër daf ma gën soñño ma gën war a fonk làmb ji gën koy jàppaat te incha allahu rabbi du ma leen décevoir incha allah bi nga ñibbee say sit ak sa dëkkuwaay. jour boobu boo ñëwoon Kër Massar bi ma ñibbee nii da nga yaakaar ne sax man maa daan barke alquranu karim laajal kii moo la war a seede bi ma ñibbee Kër Massar da nga yaakaar ne man damaa daan. dañ la doon soulager. billaahi wallaahi tallaahi man loolu rek man sag la si man te xam nga ma leen di nuyu waa Kër Massar bu baax. ñu nekk ñoo xamante ne dañ maa bëgg te yàlla rek tax. toppewuñ ma ngir dara. waaw dañ ma bëgg di ma jàppale et tout maire yi paa yi xale yi nekk si koñ ba yëpp maa leen nuyu bu baax di nuyu nag sama coach Codé. keroog moo yoroon combat bi yëpp musculation mais démb dafa jooy billaahi di nuyu waa amitié fitness yëpp démb dama ko gis stade rek sama xol fees xam nga rek ba mais te maa ngi woon seentu may ko ndam bi billaahi wallaahi maa ngi nuyu ñëpp ñoom Momo ñoom si gars yëpp bàyyiwuma kenn ñëpp ñu nekkoon amitié fitness yëpp maa leen nuyu di nuyu sama xarit bi nag Ibrahima waaw di ko nuyu di ko jaajëfal waaw di nuyu waa Mar jëpp nag bàyyiwuma kenn waaw Mar Fafako waa Mar Looj Mar Sulu waaw di leen naan daal masa coono maa ngi leen di baalu ak bu baax waaw xam naa metti na trop mais nañ xam ne daal jàmbaar daal mooy ñàkk waaw jàmbaar daal mooy ñàkk te incha allahu rabbi dinaa leen ko rectifier si lu yomb te si lu gaaw aussi waaw d'accord Matar maa ngi lay nuyu di la ziar maa ngi lay fay di rafetlu tamit déplacement bi ngeen def di nuyu ñi ñuy seetaan yëpp macha allah Matar nekk soutien Calme Ndour Grand Mbagnick combat bi wax dëgg nga jàpp ci taxawaay bu am solo ngeen yaakaaroon ci ndam yàlla weddi tey en tant que parrain en tant que frère naka nga dundee loolu ci xale boo xamante ne musul am defet mu doon bëreek ndaanaan nag ñaari ndaanaan daje damay faral di wax naan ñaari ndaanaan buñ dajee kenn day dem kenn ñëw mais xam naa ne sa ndaanaan moo la concerné naka nga gisee làmb jooju waaw làmb jooju déjà lim ci bëgg a wax mooy ne fête la woon nekkoon fête gu rafet boo xamante ne nit ñi namoon nañu dem arène mu tombé Grand Mbagnick di bëre ak adversaire am Eumeu Sène junior comme ni nga ko waxee ñoom ñaar ñëpp nekk ay naadaan yu mag
suñu borom may Eumeu Sène junior ndam li ñu koy féliciter ci loolu parce que moom tamit ci préparation combat bi yëpp li ma koy dégg muy wax jàmm rek la mos a woote. Grand Mbagnick nag bi mu bëree ba ñu daan ko aussi kenn jéppiwu ko parce que li mu waroon def na ko li mu waroon entraîné na ko li mu waroon indi ci làmb ji ci ambiance ci supporter ak ci cosaan indi na ko donc ñëpp kontaan nañu ci vraiment li mu indi ak ci li mu bëre parce que nga bëre daan nga bëre ñu daan la ngay ñibbi mel ni yow yaa daan kooku tamit gàcce ngalaama jaanam wàcc na def nañ ci liñ ci waroon def waaye suñu borom tamit moo tuddoon nekk défaite lañ fay jëlee waaye ñun dañu jàpp ne que fête la woon supporters yi jógee tamit commune de Fimela bi yëpp parce que waa Mar ñu nga fa woon wante waa commune yëpp ñu ngi fa woon ñooñu tamit am benn fair play bu ñu indi ci stade bi teel a ñëw ànd ak discipline vraiment toog ci stade bi seetaan làmb ji ba làmb ji jeex ñu ñibbi ci jàmm donc ñoom tamit ñu ngi leen di delloo njukkal di leen wax ne ko prochaine fois bu soobee yàlla dinañ indi victoire bu rëy. incha allah maanaam lii nii day tax mu defaraat seen toogaay ngeen xam beneen yoon fu ngeen jëm. waaw ay faay am na lu ngeen ci gis loo xamante ne tey war ngeen ko defaraat. waaw dëgg la xam nga défaite moom fu mu am rek mooy nekk am na lu sooxe. wante Grand Mbagnick biñ ci waxtaan maak moom keroog nee naa ko maa ngi lay ñaanal suñu borom défaite bi doon défaite bi lay def mbër kaamil na. parce que champion nga ba pare wante koo gis rek dafa am jaar-jaar lii lu suñu borom tuddoon la ba pare kii ala kulli haal moom dafa waroon daan. kooku moom moo doon destin am. d'accord wante li ci kanam moo am importance. te li ci kanam. jàpp nañ ne que suñ ci defee li ci war lépp ay victoire lay doon bu soobee yàlla. incha allah ñu gis nga taxaw ci taxawaay bu am solo sa diggante ak moom lan la. waaw Calme moom wax dëgg yàlla daf di xale bu yaru xale boo xamante ne espoiru làmb la ci gox bi ñu jógee mu am tamit yar wane fulla parce que xam nga boo nekkee ci milieu làmb dafa metti donc boo nekkee ci milieu làmb nekk xale. wane benn fulla bi parce que suñu borom baaxee na ko mu am gabarit wu mbër déjà jógee ci kër boo xamante ne ay mbër ñoo fa nekkoon waaye mu def ci fulla def lu bari ci mbapat ci commune bi ak au-delà de la commune ñëw arène tamit def fa ay jaloore bëri fa ay combat yu bari musul daanu dimanche bi passé la daanu ci la dégg muñal te muñal boobu tamit xëy na daf ci am importance parce que xëy na munoon na daan amaat beneen combat ñu daan ko mu jóge fa du mun defaruwaat waaye xëy na combat bi dina tax dama naan ñun sax ñu mën defaruwaat ñun ñëpp xool nu ñu koy accompagner parce que nee naa ko moom dafa am wàll ci làmb ji te dafa am yoon boo xamante ne foofu la war a jaar pour nekk champion bu mag a mag bi nga xamante ne moom la ñi am yaakaar ci macha allah ci moom nga dundee làmb wala amoon nga mbër yooyu supporter. waaw man nag en fait boo dee xool man passionné wu sport de combat la lu jóge sax dépassé sax mbirum làmb man dama bëgg sport de combat rawatina làmb bi nga xamante ne moom mooy suñu cosaan. mbër yi nag Sénégal bëri na ay mbër yu mag ci biir histoire lutte traditionnelle mos doon ci suivre ñu bëri may continuer di ci suivre ñu bëri ñoo xamante ne ay naataangoom lañu yoo xamante ne ñu ngi def vraiment la fierté de la jeunesse sénégalaise et la fierté de la nation sénégalaise parce que mbër dafa am wàll ci biir Sénégal ci biir éducation sportive bu Sénégal ci biir valeurs yi ñuy véhiculer à travers le sport ci biir économie wu sport bi aussi mais Grand Mbagnick boo gisee tamit ñu war a mën a ànd man ak moom c'est parce que man dama jógee Djilor ci commune Fimela moom mu jógee Marfafako ci commune Fimela nekk fierté ci commune bi di fa liggéey bu mucc ayib ñëpp rafetlu li muy def mu nekk idole ci jeunesse bi donc par force man il faut que ma ànd ak dëgg la
contact dama lay wax merci beaucoup de la jaajëfal mais ci biir tëj bi da ñuy wax tey Grand Mbagnick boo koy xool ban mbër la lay jox. ban mbër laa koy jox. déedéet moom ban mbër la lay jox boo koy xool tey ci bëri. ci mbër te Grand Mbagnick jox na ma mbër yu bëri. jox na ma mbër yu bëri parce que maa ngi la koy wax sànq nee naa la dafa am gabarit yu mbër déjà dafa am taille am technique am lignée wu mbër donc ay mbokkam ñu ci bëri daan pratiquer sport bi donc tey boo xoolee xëy na dina ma jox Yékini ci benn côté dina ma jox Balla Gaye ci benn côté dina ma jox Boy Niang ci benn côté donc dafa di mbër boo xamante ne li mu boole moo bëri. dëgg la waaw. merci li ci kanam nag rawali bët. dëgg la li ci kanam rawali bët. nañ ñu may rek ba ñu yegg fi ñu war a yegg. kon ñu yónni yàgg kon ñu bàyyi leen ngeen yónni yàgg. non moom kañ fi mu toll nii yow neel tekk rek seetaan. kon yónni ngeen yàgg. waaw kon yàgg bawul dara. merci. tàggatal foofu à travers Baol TV. yaa ngi kii continuer. waaw. waaw tout à fait maa ngi koy junj sànq sax. waaw pour tëj ñuy gërëm supporters yi jóge woon Mar ak commune de Fimela en général ak même au-delà de la commune parce que am na ñu jóge Diofior ak feneen ñëw pour supporter si waa Niodior waa Dionewar donc ñi jógee fële dëkk ba pour ñëw supporter Grand Mbagnick bëri nañu. ñun tamit def nañ délégation bu jógee Dakar am na supporter yu jógee Kër Massar ñëw supporter seen bër ñooñu ñëpp nag lépp lu ñu def ci stade bi ñu ngi koy rafetlu parce que calme la ñu àndal discipline fair play parce que indi nañ fa mbooloo bu takku amoon na xëy na benn attitude bu ñuy am làmb ji duñ fa jëlee peut-être contenté bi ñu indaale malgré la défaite donc ñooñu tamit ñu ngi rafetlu seen attitude di oote toujours fair play di oote jàmm parce que jàmm ci la lépp xëj et puis am combat ñu daan la nga génn ci stade bi ci jàmm day tax ñu sawar joxaat la combat te loolu bu ngeen ko defee tamit du ngeen ko rëccu parce que li ñu indi bii yoon xam nga combat bi dañ ko dàq ñaari yoon bii yoon suñu joxaatee combat ragal naa ne genn wàllu stade bi ñun ñoo koy remplir. ayca loolu merci beaucoup. ayca Grand Mbagnick léegi dañuy ñëw sa digganteeg Doudou Sané Ordi gars yooyu keroog ngay yëngal stade bi sa relation ak Mor simple yi. waaw comme li ma la wax rek ñooñu loolu laa leen jiw parce que Doudou Sané am na fi combat ma war a bëri même pas 3 jours ma Pape Yékini bàyyi sama combat ñëw teewal ko stade wàcc ci stade bi ànd ak moom te war a bëri ji. waaw kon xëy na daf ma fay sama bor rek. te mu nekk nit koo xamante ne yàllaa ñu boole muy nekk nit ku baax Doudou maa ngi koy nuyu au passage di nuyu waa Diofior yëpp. waaw gis naa ko muy jooy tamit xama jooy na jooy yu métti parce que xam na ne man frère am laa xaritam laa te man yéene woon na man ndam bu sedd guy waaw billaahi dégg naa bu ma ñibbee woon mënul sa reer billaahi xama maa ngi koy ñaanal bu baax combat bi mu jublu yàlla may ko ndam bu sedd guy ñoom Ordi tamit xama samay waay lañu xam nga ñooñu yëpp samay xaritu démb lañu. ñu nekk sama ginnaaw yëpp ñi ma àndal ñoom laa doon ànd démb ak barke démb. waaw mosuma jëluma ay nekkuma ay mbër yoo xam ne da ngay siiw tey am ay xaritu bees déedéet. changé woo non du ma changé boo yi ma àndal ñi may téye ci boo yu ndaw yooyu ñoo juddoondoo ñoo màggandoo. ba tey jii waaw te maa ngi leen nuyu bu baax ñoom booy seen xam nga ñoom Yaxaya ñoom Baabu sama rak ki may toogal ci mikaay ñoom Souleymane xam nga waa Diouroup yëpp tamit. maa ngi leen nuyu waa Fatick. waa Palmarin non foog ma nuyu gars yi. non sooy tëj di nga nuyoo léegi damay ñëw ci maanaam si sa carrière tuuti tey boo ma doon wax ñaata combat nga bëri man am naa 8 combats bii mooy 9e bi ma daal. bii mooy sa première défaite. mooy sama première défaite. ci ndaanaan bu am 8 combats amoo woon benn défaite foogoo ne tey waroon na carrière bi waroon na gën a xaw a avancé wala. non normal waroon na gën a avancé nii mais xam nga loo gis rek man nit ñi comme ay si dëkk ba lañ jógee ñëw waaliyaan si. dañoo paas. waaw dañoo paas ñëw quoi waaw dañoo waaliyaan si te xam nga promoteur yi moom li ma la wax rek mooy loolu. mooy loolu mooy lan mooy loolu. loolu mooy lan.
mais yàlla dogal na daal ba dugal relation am na suñuy diggante man ak ñoom maa lay nuyu bu baax seen patron sama boy la Assane. maa ngi koy nuyu bu baax. yow xam nga Assane. maa ngi koy nuyu des fois waaw mbër nekk ci équipe di ci dégg lu nekk des fois nga gis kenn ne la booy demal fii changé fii amoon na jamono nag changé woon nga ñëwaat affaire yooyu mosuñ la changé loo kaay fii demal fee nga choisir Pikine. non chaque jour dañ ma ko doon wax même dem si yàlla dubalees maa ngi koy jaale ay mbokkam di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare ay jana première édition buy door a tëgg Kër Massar 72 heures am yi ñëwoon naa si dëjëm bi sax di ko wax foofu jour boobu laay door a ñëw Kër Massar boobu lañ door a tuxu si boobu ñu ngi jóge Kër Mbay Fall ñëw fi Kër Massar boobu sa waa koñ bi xamuñu ma sax bu dama daan ñëw nii di dem entraînement booy na wax kii xanaa mbër la wala day basket affaire yooyu ba lamb ji am foofu ma woo benn booy nii si koñ ba rek booy bu ndaw nii ma ne ko kaay ñu dem bëri ji mu ne ma mbër nga ma ne ko waaw ma ne ko ñu dem benn butéelu ñaar boobu àll bi yëpp dama ko rajaxe mais xamuñu ma woon comprendre ma ñëw bëri si lamb ji gars yi naan booy bi moo dëkk si unité 12 booy gan la fi affaire yooyu mu bëri daan booy yëpp jël nag yi pare boobu Balla Gaye mu ngi jóge si Tapha Tine boobu mu ngi waaj contre Tapha Tine defe naa bu dafa daan Yékini ba pare jël Tapha Tine lamb jooju la woon nag après ma jël 72 heures ami dubalees ne ma ban écrit nga nekk ma ne maa gis école bi Boy Niang mu ne ma am nga combat ma ne ko non mosuma am combat mu ne ma am essentiel nga ñëw si fii nga ñëw si man ma ne ko non topp ma sa fu ñu daan tase loolu doom ñëwal sama écrit ma def la champion affaire yooyu ak ñeneen waaw ak père Birahim Yaay tamit maa ngi koy nuyu bu baax kooku daf ma mos a wax benn wax boo xam ne daf ma marqué mais du lu ñuy wax si télé mais man tamit maa ngi koy ñaanal bu baax yàlla bàyyi ko fi mu nekk paa bu baax paa bu xam làmb sama deuxième combat arène mbërëm laa bëri mais après daf ma woo wax joo xamante ne dama koy doxee ba tey jii. waaw man nag maa ngi koy nuyu bu baax ak ñeneen. wax bu mu la wax buy defar sa carrière. waaw buy defar sama carrière la boo xam ne daf ma teg si yoon boo xam ne su ma fa tegoo dégg daal di. macha allah waaw te man tamit maa ngi doxee si tànk yooyu te incha allahu rabi dinañ ko jëfee incha allah. merci beaucoup maa ngi lay jaajëfal di la kontaane ma bàyyi la nga tàggatoo suñu mbokk internet yi à travers Baol TV. waaw mbokk internet yëpp maa ngi nuyu ñëpp di ziar waaw di nuyu kullu séeréer nag. lamb ji du dara du mystique du leneen moo ma jàpp yàlla moo ñëw gis naa séeréer si yëpp jàpp nañ ñu dul ay séeréer te bëgg ma jàppee ma seen bopp. gis naa seen jàppal niñ ma jàppalee gis naa seen taxawaay si man xam nga yéene woon nañ ma ndam mais yàlla moo ñëw rek def nu ko neex mais nag maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ba Palmané di nuyu sama yaay Palmané ñoom Azour ñoom Ndey sama mag maa ngi koy nuyu bu baax tamit sonn na si combat bi xam nga lu ne daj na ko mais nag maa ngi koy nuyu bu baax di ko naan dana muñ parce que démb ba léegi mënul nekk xam nga chaque jour mu ngi wootee xam nga ndax ni ngi mais nag yàlla moo ñëw maa ngi leen di masawu ñoom ñëpp daal xam nga di nuyu nag Matar. waaw kii xëy na nekkatu sa làmb moo ñu boole. kii da di dafa sama deret la léegi. ay frère waaw parce que lu ne si man moo ne si moom. waaw dama ko bëggal sama bopp te yàlla rek a tax. waaw jox ko sama bopp. waaw te man tamit maa ngi koy ñaanal nag. yàlla dogal ba mu doon meeru Fimela te incha allah rabbi man loolu laa koy ñaanal ci barke Cheikh na Cheikh Sadbou. waaw te maa ngi woo waa Mar ñëpp nag ñu xam ne seen doom Matar daa bëgg doomu Mar di ko jàppale gars yi nag nañ ñu ñëw gestu ko jàppale ko ñoom Tamsir Faye xam nga mooy ki ma la jox démb maa ngi koy woo xam nga mu jàpp si te xam ne moom am na kàddu si jeunesse yi maa ngi koy woo ñoom grand Madi Guèye ñoom Jibi Sana ñëpp ak président ASC Massa Madi Diankong maa leen nuyu yëpp gis naa taxawaay bi rafet na waa ñoojoor jonwaar mënuma leen fàtte ba fayaa ko kullu séeréer daal man maa leen nuyu di leen ziar jaajëf ay ci jërë ngeen jëf di leen jaajëfalaat di leen kontaane di leen ñaanal jàmm ndax damay faral di wax naan lu dul jàmm ko gën yàlla jàmm yàgg di leen jox dig daje ci beneen daanaan beneen champion diaspora bi maa ngi leen di bégee di leen kontaane sama xarit yi di jaajëfal carrière yow di la ñaanal jàmm di wax ne yàlla wéral say loxo yàlla yokk xam-xam bi di nuyu nag waa sama fan si club waaw déglu ma rek maa xam rek di nuyu sama waa fan si club di nuyu grand Ismaïla Ndiaye borom Fatick waaw non fàttewu ma leen ñooñu xam nañ du ma leen fàtte
grand Ismaïla Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax ñoom président Baba As ndey may nondong waaw sil sama rak maa ngi nuyu ñëpp daal bàyyuma kenn ñoom sniper gis naa taxawaay bi rafet na trop ñoom caabooy kontaan naa bu baax waaw maa ngi nuyu ñëpp waa diaspora bi ñoom grand Thiaré Sarr Kabou Sarr Mario Faye ñoom Moussa maa ngi lay nuyu bu baax nag waaw waa Baba tamit sama rak bi maa ngi koy jaale papam merci beaucoup sa kii na maa ngi koy jaale papam bu baax di ko jaale waa Mar yëpp waaw yàlla na ko yàlla xare ajjana saraxam yàgg suñuy loxo te mu gij fay xama yàlla xare ko ajjana ak mboolem ñu jullit mu fekki incha allah waaw jërë ngeen jëf merci beaucoup rek laa mën a wax jaajëfal ñëpp rek ñaan jàmm peace Allah